Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. DKR 221. yëfu tappale moo tax am na yëfu tappale xam nga moo am yëfu tappale mais ñu waxte tëgg nag non attends xanaa ñun suñu police organisé wu na am na ay moyens mais bu doon yeneen dëkk yi xoolal wax nañu ba nee nañu bal bii ci arme sangam la génn arme sangam la génn ñii nangam la jógee non qu'on se dise la est-ce que du aussi Moustapha loolu moo gàkkal procès bi ak ni mu demee ba tey ji ñu egsi ci le 10 novembre moo xam li nga xam ne moom mooy témoignage ñu ne bu ñu ko Barthélémy Dias loolee lay laaj pour mën a firndeel boppam ne li nga xam ne ni moom mooy faat bi ñu koy jiiñ ci Ndiaga Diouf amul déjà ñu ngi wax ne est-ce que bal bi nekk bi faat Ndiaga Diouf ci arme ki nga xam ne moom moo di Barthélémy Dias la jógee mais itam am na beneen affaire bu ci nekk muy procès de 10 ans ak nañu ko tëggee ak procès bi fa mu jóge ba egsi fii aussi bu fekkee dañ ne wàllu politique la comme ni ko coach waxee sànq déjà buñ dee jël Aïssata Tall Sall temps boobu mi ngi woon ci camp wu kan ci jamono ji mu ngi ci camp wu kan lan la waxoon ci boobu ak jamono ji lan la wax buñ ci jëlee keneen ak keneen noppi la waaw kay noppi la tal buñ ci jógee moom président Macky Sall mii njiital réew mi tey jii ku jig njaaga moom mooy njaag ci jamono jooju ban camp la faroon ak lan la yëkkati woon ci ay kàddu jëme ko ci boobu le procès wax nga ko léegi ak tamit actuellement nan la taxawee ci bile procès ak procès bi déjà 10 ans yi mu jël est-ce que war taxul tamit ñoom bi ñu jëlee décision que le 7 juillet la ñu war a attewaat ndax appel la woote donc dañ ko indiwaat le 10 novembre est-ce que du lool aussi indiwul jiixi jaaxa ci seeni xel ba tax tey mu indi révolte beeg du ma wuy jéeg dinaa wuy jéeg du ma def lii du ma def jiixi jaaxa bi mu nga judd ba mbir ma amee parce que mbir mi bi mu déparé ba fi ñu toog nii di waxtaan Coro lépp procédure dañ ko dafa ànd ak politique c'est vrai bu ñu ko bàyyi woon ak magistrat yi kese xëy na mbir mi du jot 10 ans bul fàtte ne ay yeneen i mbir am na fi ay ñoom Khalifa Sall mii may jàkkaarloo ñeneen ñi atte nañ leen fi taf fast track mu jàll mais bii ça a traîné loolu moo tax d'ailleurs loolu mooy jox quelque part waaye yoonu yeewi askan wi bu ñu dee wax naan politique la c'est parce que mooy candidat mais danga moo tax ñu woo ko parce que affaire dafa traîné tellement que da ngay am impression que dafa nekk benn épée de Damoclès boo xam dañ ko téye di ko def nii ci bopp Barthélémy Dias su bougé noo xam ne pouvoir bëgg ko rek ñu door ci bopp bi et c'est ça qu'il faut éviter avec la justice affaire bi bu ñu ko vidé woon mën nañoo bañ a agsi fii parce que 10 ans quand même c'est beaucoup pour un procès boo xam ne day traîner te Cheikh Tidiane mi ngi koy wax sànq yow tamit ñëwaat nga ci mooy les discours yi nga xam ne noonu lay changer en fonction bul fàtte ne bi mbir mi soog a am mbirum Ndiaga Diouf ci journée bi mu amee Barthélémy Dias wax na ñëpp di dégg mu ne dóor naa bal fii ci Mermoz ku bëgg a ñi fa newoon ku leen bëgg a seet demal ci hôpitaux yi wala ci morgue yi ci rajo yi la ko wax wallaay ñëpp di dégg donc après la ñëw ne moom rayul Ndiaga Diouf je dis pas que moo ko rey parce que encore une fois wax naa ne ba léegi génne guñ preuve ne moo ko rey et je dis pas que ni moo ko rey parce que Aïssata Tall Sall nee na des tireurs infiltrés ñoo fa nekkoon di dóorantey bal tireurs yooyu certainement ñoom ñoo ko rey mais en tout cas ce discours là moo yëkkati woon na ko quelque temps après gis nañ également discours bi nga xam ne moom la yëkkati moom Barthélémy Dias le président Macky Sall am na discours bu mu ci yëkkati woon ci mbir moomu vidéo yi mi ngi circulé ci internet bi partout boo ko bëggee seetaan ko léegi il ne parle plus de ce dossier Aïssata Tall Sall la même chose ñeneen donc ce qui est sûr te loolu moom man kenn du ko génn sa bopp te dina jafe génne ci bopp ñuy seetaan tey jii su Barthélémy Dias nekkoon comme les actuels responsables du PS dem toog ne mut yam fañ ko yamloo ànd ak waa nu ñu ko waxee sax pouvoir Macky Sall su Macky Sall waxee mu ne ëskay su ne tàng na mu commencé ñaq bu ne sedd na mu jël yére bu diis sol di la leer mooy kenn du ko woo et loolu moom mooy teeyal xelu moo tax bu ñu naan wax naa ko fi waxataka naan képp ku fi nekk ci Sénégal gii da ngay gis yenn kilifa yi sax même ci opposition bi société bi et tout da ngay gis nit am problème ñu naan bàyyi leen yoon mu def liggéeyam c'est vrai dans un état normal dans une démocratie normale li gën institution bi gën bi ñu war a gën a protéger ñun ñëpp mooy la justice parce que moom mooy maye jàmm ci diggante nit ñi mais fii Cheikh koo fi dégg mu naan nañ bàyyi justice mu def liggéeyam dafa fekk yow néew ci kaso bi mbaa sa mbokk nekk parce que boo ci nekkee ngay doog a comprendre que ni
billaay suñu justice bi. mais bu ñu defaatee taxaw seetlu ci journée 10 novembre bi. ak la ca am ak leader politique yi ñi faree ci kujje gi. gis nañu leen ak seen taxawaay. naam sax comme ni nga ko waxee bu fekkee ni dañoo taxaw ki nga xam ne moom moo tey jii seen candidat comme ni ñu ko waxee ndax gis nañ ci yeewu askan wi rek ñoom ñoo ci nekkoon. daanaka leader yi ñu ci gis kan la Khalifa Sall. Ousmane Sonko. Malick Gakou ak yeneen leader yi nga xam ne tey jii mooy seen candidat yi ñu samp ci gox ak goxaati fii ci Ndakaaru ak yeneen ci ay bërëb mais est-ce que loolu ñu doon def ñoom jour 10 novembre bi est-ce que loolu honoré naa leen su fekkee ni tam dañu gis ne dañu génne déployer benn armée ci mbedd bi ñoom ñoo jóg ne leen carrément doo leen jàll pour mën a dem ci fi nga xam ne moom moo di ci bërëb yañ leen woolu mu di këru attekaay bi est-ce que bu Ousmane Sonko jógoon ci otoom dem noonu Malick Gakou jóge ne Guédiawaye dem noonu ñoom ñëpp ñu tase fa duñu tamit provoqué ñi nga xam ne ni tey jii ñoom ñooy force de l'ordre yi ba ñu mën leen a tere ak gàngoor ga ñu bëggoon a àndal est-ce que ñoom tam mënuñu ko woon defee nu mu gën a simple pour ñoom it gën a mën a may sénégalais pour ñu est-ce que tamit loolu honoré na leen ndax gis nañ ci ay yoo xam ne ni bassesse la ñu def ko ay daw leader boo xam ne yaakaar nañ la ngay daw ak di daw ay balu fetel ak ay di daw ay grenade ak leen suñu commencé wax ne est-ce que yoon la ñu ànd dem tribunal dañuy bëgg a commencer di justifier wala di expliquer comportement force de l'ordre du Sénégal yi dama ne suñu alkaati yi suñu gendarme yi li ñu nekkee dañ koo tegul fenn il faut que ñu wax ko mu leer teguñu ko fenn benn mooy des leaders politiques mënoo leen a teye ñu ne dañoo bëgg a ànd def cortège jóge fii dem fële c'est rien du tout dans une démocratie normale nee naa la sànq bu alkaati yi taxawoon fii Barthélémy Dias Ousmane Sonko ak ñeneen ak ñeneen def cortège di leen romb alkaati yi taxaw di leen xool ñu romb leen dara du xew mais au nom de quoi lan mooy ndeyu alkaati yi Sénégal yi gendarme Sénégal yi mën a jàkkaarloo Ousmane Sonko Barthélémy Dias nu mu tudd Malick Gakou Khalifa Sall xëy na jàkkaarloog ñoom di dóor ay grenades ñoo xam ne yow yoruñu lu lay dóore sànniwuñu xeer xeexuñu defuñu dara mais qu'est-ce qui explique ça est-ce que mën nga ma ko expliquer alors on me dit way dañoo sànni ay grenades ñoom Barthélémy ñoom Ousmane Sonko daw buñ dawul lu ñu def ñu taxaw ñu faat leen buñ dawul lu ñu def est-ce que ñuy ay nit comme yow ak man yor ay bakkan mais est-ce que tamit nekkuñu woon ñoom itam non déglu ma ñëw rek ay nit lañ yor ay bakkan comme yow ak man bu ñu sànni woon lacrymogène fii léegi ma ne teppet daw faatu daw keneen daw c'est naturel bu ñu dawee ñoo tay daw c'est naturel amul lenn lu ci nekk Macky Sall ba mu daan ñëw fii yor kiiwam gi nu mu tudd basangam googu ne place de l'Obélisque lay fanaan ci seen manifestation bu ñu sànni lacrymogène day daw Ousmane Tanor daw Moustapha Niasse daw te ñooñu leen mag fuuf donc bu ñu amee ay tànk dañuy daw parce que bu ñuy taxaw ñu leen mais attends li ñu war a wax mooy alkaatib Sénégal boo xam ne yow amagoo 30 ans fekk kilifa goo xam ne député la wala maire la wala leneen nga tiim ko di ko sànni lacrymogène ci amul benn danger pour yow man nga ko teg c'est ça la grande question day doy waar question bi du est-ce que ñii dañoo war a na jaar ni est-ce que dañoo war a daw doo bu leen neexee daw mu leer beneen bi mooy mas nañ ko fi def bi Abdou Mbaye bi ñuy manifester fii alkaati yi jagatee Mamadou Diop Decroix jàpp ko nii mel ne ku yor seen morom mu Abdoul Mbaye ay mbokk ay garde corps dawale ko dugal ko ci taxi mu dem ñoom Oumar Sarr dugg biir nu mu tudd RTS nit ñi def ko ay reetaan mais leen ñi ngi reelu garaaw parce que réew kenn du fa ree loolu ñi nga xam ne ñoo nekk ci pouvoir bi ñi te ci pouvoir bi muy ministre ak député keneen ak keneen naan wéy dañoo daw nangam ak nangam ñoom ñoo war a nekk les premiers à dénoncer le comportement des forces de l'ordre parce que bu ëllëgee ñoom ñooy nekk dans l'opposition force de l'ordre bul fàtte ne suñu ancien président de la République du Sénégal Ablaye Wade génn na fii ci kii bi nu mu tudd place de l'Obélisque alkaati yi sànni ko ay lacrymogène te Ablaye Wade moom ñu sànni ay lacrymogène quelques mois avant moo leen doon commandé fan lañ ko teg il faut que c'est-à-dire que man j'ai énormément de respect pour l'institution que constitue la police la gendarmerie et tout ñi ngi may seeta am na ñoo xam dama ciy waxtaan ak ñoom lu bari mais dama ne la seen comportement bi lu jar a dénoncer la te xamul la lu tax mu jar a dénoncer jar def attention ku laajal le commissaire Arona Sy xam naa mi ngi may seetaan certainement en 2011-2012 commissaire Arona Sy moo doon commandé fii ci Dakar moo doon patron police centrale commissaire Arona Sy di ànd ak ay gaayam di mater les manifestations de place de l'Indépendance ak feneen bañ ca jógee commissaire Arona Sy waroon a am poste dem Nations Unies
nga xam ne bu fa demoon moom bambaam naat na retraite am assuré jàmm ak salaam kenn du ko dégg ci benn coow mais sénégalais yi ay sénégalais ñoo jël seen big bind secrétaire général des Nations Unies ne ko kii li mu fi nekkee woon mooy di dóor ay lacrymogène suñu leader politique yooyu Nations Unies jëluñu ko c'est vrai et ces policiers là dañ leen war a fàttali loolu tey dañu nekk ci benn monde tey dañu nekk ci benn monde boo xam ne nous sommes filmés et regardés tout le temps les opposants là ngay dóor ay lacrymogène ak leneen seen wee boo ko dammee su ëllëgee mën nga CPI mën na laa woo. c'est vrai mais Moustapha ba tey ci lancé bi ñu nekkoon coach parce que dañu gis ne kii di Barthélémy Diaz ak cortège boobu mu àndaloon. moo xam leader yi dañu forcer que dañuy dem egg ba nga xam ne moom moo di fa nga xam ne moom moo di fan leen woo ci mbaxana doonee benn alors que ñoom en cours de route déggoon nañ que ni procès boobu dañ koo randal ba le 1er décembre est-ce que ñoom it waruñu woon replier wu ñibbiwaat ku ci nekk sa kër pour tamit ba tey jàmm ji rek. Thioro encore une fois. man du ma nekk di justifier wala di expliquer ñu baare leen ñu dem tribunal la ñu jëm kii dem tribunal ki tax ñu renvoyer procès mi ngi ci oto bi jëm tribunal bàyyi ko mu dem su demee ñu ne ko àttekat bi kat taxaw na ba renvoyer ko mu dellu kër ba pare ñu woo la tam 8h nga dem 10h aussi nga génn sa kër 10h bëgg a daw nga def après ñaata nit la ñu woo tribunal ñu 8h yàgg midi ñaata nit la ñu woo tribunal war leen a àtte tey ñu ne ñëwuñu ñaata nit la ñu woo ne leen tey dañuy témoigner ñu ne yëguñu ko ñëwuñu xanaa doo dem tribunal ça se passe tous les jours comme ça encore une fois man sama préoccupation nekkul ci war nañoo jaar fii war nañoo wàññeeku dama ne man dama wax lu leer. te kenn du ko dindi. gis nga ñoom Barthélémy Dias Ousmane Sonko Khalifa Sall Déthié Fall ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen buñ teexee sa boole Cheikh Tidiane Gomis ak Fanta ak keneen ñu def seen cortège fii jëm tribunal alkaati yi taxaw nii rek jàkkaarloog ñoom. di leen xool ñu leen di xool ñu romb leen dem dara du xew. dara du xew mais xam nga non attends ma xoolal xam nga man xam nga damay comportement alkaati yi ci Thioro dara man faa déploré vraiment xoolal keroog booy ñëw fii rond-point Liberté 6 bii da nga naan mais attends lan moo xew ci réew mi. ci réew mi uy ma xam nga man foofu laay ñëwee ci comportement wu maanaam force de l'ordre yi. problème bi xam nga lan la c'est que da nga gis nga bés boo jàkkaarloo ñoom ci yenn kii. oui seen communication. nu ñuy waxee ak yow. mais Cheikh Tidiane communication pour communication. yow demoo fii Thiès. waaw di direct. voilà waaw taxaw alkaati bi jàkkaarloo Cheikh Tidiane ñëpp di seetaan en direct ci Walfadjri mu ne Cheikh Tidiane full camp. waaw tu as vu. voilà ni ñuy waxee loolu laa lay wax ni ñuy waxee la. ni ñuy waxee en direct. non sincèrement mag nag doo ñëw. dëgg-dëgg wala koo xam ne mu ngi nekk ci liggéeyam. wala koo xam ne yow xam na ne kii député la. wala kii lii la politicien la. dama ñëw di wax ay yenn wax yi ak moom. dégage. puusal nii. waaw loolu nangam def nii xam nga loolu. mën nga ñëw wax ak moom calmement. ah Barthélémy voilà d'accord bi tax mu ne la ma demee bon ok d'accord on va vous encadrer on va partir ñu dem ndànk. oui ñu xëy mu jeex mu ñëw bu dee nañu bu dee ba ca pédagogie waaw bu dee ba ca kii ba foofu tam ñu accueillir ko ne ko affaire bi de renvoyé nañ ko. voilà jeex na moom mu dugaat otoom ñëw ni waaye nag ñoom ñooy créer kii attroupement parce que ñoom ñooy kay taxaw nii au lieu ñu wax ak yow wax boo xam ne moom moo jaadu. moo correct ko poliment ndànk. loolu la mais am na ci ñoo xam ne am na ci. waaw xam ne il te parle. voilà mais léegi li ngay gis wala Moussa Ba dañuy waxtaan ak yow waxtaan bu neex ne waaw waxtaan yi xoolal waa d'accord xoolal nii rek awal nii moom wax ak yow wax boo xam ne moom moo kii mais c'est que seen wax ak seen comportement il faut que ñoom ñu xoolaat ko. man dama ci waxtaan ak benn commissaire de police. mu nekk retraite. fii la ñëw sama bureau benn dimanche. su fekkee maître dama koy nuyu parce que gëj naa ko dégg. jaxate sama bureau mu ne ma comme commissaire de police doon mu ne ma comportement policier yi ngeen di wax tout le temps il faut ngeen comprendre que ne héritage la. c'est vrai mu ne dañ ko hérité ca tubaab ya parce que suñ tubaab bi ñu nekkee ci réew mii ne ci Ndakaaru gii Médina ak feneen ak feneen ay policiers am ay policiers yi du ñu ay tubaab comme yow ak man lay der yu ñuul la ñor ba xam lu leen doon doyee pousse leen ñi nga xam ne ñooy colonisé yi maanaam ñun ak suñuy maam pour ñu sori ñun tubaab yi ñu mën a nelaw moo tax ñu joxal leen aw yat lañ daan yor c'est très clair déglu ma rek wax la yat lañ daan yor ñoom alkaati yooyu seen mission moo doon di ñu pousse ñu gën a sori tubaab pour que ñoom ñu nekk ci sécurité loolu moom la suñu alkaati yi hérité ba ñoom dañu yaakaar ne tant que yow nekkoo du côté du pouvoir seen devoir mooy di la pousse pour que ñu nekk du côté du pouvoir nekk en sécurité et loolu il faut mu dañ ci bopp nit ñi il faut mu dañ parce que alkaati bi d'abord dafa benn pédagogie boo xam ne soo ko amee li Cheikh Tidiane wax nii soo ko amee ak nit ki rek
bët bu rusul toj comme ni ko di waxee tey jii bu ñu ne woon Barthélémy Diaz écoutez tribunal nga jëm mu ne waaw ñu ne ko procès bi de parce que alkaati yi ay nit lañ dañuy wax comme yow voilà procès bi de renvoyé nañ ko léegi da ngay wàññeeku ñibbi si kër mu ne non il faut ma àgg ñu ne ko aywa demal dana àgg wàññeeku te kenn du sànni xeer da nga ne ko yow procès bi renvoyé nañ ko dem mais attends loolu mooy la nan man mënuma comprendre gendarme yi ñu ne leen ña ngay conférence de presse siège yu PRP mooy parti wu Déthié Fall conférence de presse bi jeex ñu ne xale yi génn nañ ci VDN bi ña ngay taal ay pneu gendarme yi dawal seen oto ba ci VDN bi taxaw gaare wàcc génn seen i bagage commencé sol commencé di solo c'est-à-dire que loolu mooy ñëw leen ñu xeex ça veut dire vraiment man da ñëw leen ñu xeex boobu gis nga kii bi ñu fekkee keroog xale bu góor boo xam ne nii moom tam majeur na simmeeku nii taxaw jàkkaarloo ak policier ngay crochet muy crochet ba policier bi moom bu jee daanu donc man loolu je me dis keroog fekke nañ ko man ak Cheikh Tidiane Gomis mii bu policier bi ci boppam mbaxanamaa njëkkal lii policier bi ci boppam tarxis daanu te mu ngi sol te pourtant boo waxee moom rek mu c'est ça xale bu góor ba après dafa benn scène bu ma seetaan France benn policier et dama ne balaa waa ji dafa ñëw ci temps Covid bi gaare otoom policier bi ñëw ne ko na wàccee vitre bi ne ko maa bañ mu ne ko tax mu ne ko parce que takkoo masque très bien policier bi ne ko jox ma pièce mu ne ko maa bañ parce que takkoo masque ñu waxoo ma ne du ko jox policier bi insisté mu tijji ci kii bi tuuti ci vitre oto bi tuuti génne pièces yi joxoñ ko waa ji ne ko wàccal mu ne ko du ma wàcc parce que yow takkoo masque te da nga may wàllu corona. waaw kan moo ko ñëwee wax policier wu Sénégal yi. personne li kaw Cheikh Niass Moustapha nekk na loo xamante ne. c'est édifiant parce que benn instant si on se comporte comme des demi-urgiles mel ni yow yaa moom nit ñi. peut-être dañ leen commandité moo tax ñuy comporté woo noonu. mais loolu tamit war nañ ko xoolaat mais du ñëpp. peut-être des fois ku nekk ak comportement ni mu mel. ni nga mel rek ni nga exercer sa wàllu kii même bu fekkee am na ñu lay commandité ci benn côté doo nangoo comporté woo noonu peut-être loolu yëpp a ngi ci parce que ñoom ñëpp lu ñu waxee noonu man nag ci côté kaw Barthélémy man je pense que même bu fekkee ne dañ ko waxoon avant muy nekk maire politique la politique moo ci lalu ba jeex loolu laa jàpp parce que loo xamante ne indiñ ci di leer 10 ans après encore toog ba 10 ans di ci jéem a kii mu ngi mel boo seetaat enquête impossible ak yenn coow yi da ngay toog benn dossier boo xam ne kii nañ ko dañ ko classé parce que dañuy toog 10 ans après wala nga toog 5 ans parce que duñu amati ci benn preuve da ngay gis ñu woon ki di ko woowaat mais dañuy dem ba classé ko te pourtant da ngay gis koo xam ne conjoint mu nekkoon wala nekk ay genre yu mel noonu kon nga xamante ne am na lu ci daal mais bu fekkee ne da nga ne da ngay réduire l'opposition à sa plus simple expression nga dem ba wax ko léegi nga xamante ne mënoon nañu wax ne ténor lañ ci opposition nga jël leen def seen wet nga def leen seen wet ñi nga mënul nga duma ñi nga kii nga duma téye léegi nag beneen nouvelle moom mooy ñëw génération boo xamante ne beneen conscience mais c'est ça le problème Fatou beneen bees ñëw voilà ba pare noonu la soo gis nga soo réduire l'opposition à sa plus simple expression da ngay tax dootuñu am leader boo xam ne ci la ñuy reconnaître comme temps Ablaye Wade koo xam ne su ne nañu manifester ñu manifester soo ko wooyee wax ak moom mu ne nañu bàyyi ñu bàyyi c'est-à-dire que tey jii nii c'est difficile bu xale yi génnoon nga gis kan moo laan leen bàyyi leen ñu bàyyi et loolu parfois duñu attention Cheikh Tidiane gis nga mi ngi wax ne policiers yëpp yemuñu Cheikh Tidiane yaa ngi fàttaliku laam yaa ngi commissaire de police Lam bu daan ñëw. waaw Stade Demba Diop. waaw Lam waaw. Stade Demba Diop souvent match yi moo fa daan ñëw. moom ma daan ñëw sax ci Lam. mais voilà un commissaire de police boo xam ne dafa ànd ak benn pédagogie ci lépp lu muy def. c'est-à-dire que même avec mbër yi. voilà supporter ñoom ñoo gën a tàng ñoo gën a tout. mais da koy jaral mu ñëw man fekke naa ay match fii Demba Diop plusieurs fois yenn instants yi da koy jaral moo ci boppam mu ñëw wàcc. di wax ak nit ñi calmer leen avant ñuy def dara mais fii da ngay gis Cheikh Tidiane ak Moustapha génn ci mbedd mii taxaw bëgg a dem rond-point Liberté benn alkaati ne leen bu leen dem jaarale leen ñu ne fii la ñuy jaar rek mu arrière. dóor lacrymogène loolu mooy lan. amul fenn ba pare mais Moustapha loolu mooy lan. loolu la ñuy def mais bu ñu revenir ci li nga xam ne le procès des policiers. c'est vrai. waaw bu ñu dellu si. non il faut que mu leer mu ngi koy wax ci biir waxam c'est pas tout. non du tout du ñëpp waaw. am comme ni muy exemple bi jox ci laam. am na ci ay maanaam ay gendarme ak ay policiers. bu ñuy wax ak yow. dañuy wax ak yow wax bu neex. te la ngay def ne sax que kii du alkaat. waaye liggéey lépp la am dañuy ñëw di wax ak yow. nit ki moom yaakaar naa di lay kii noonu ne la nii di lay yedd. di lay yedd ci àdduna. di lay naan àdduna nii la.
dégg nga di lay wax. mais du ñëpp nag. jikko yi la ñuy yóbbaale ci fi nga xam ne mooy bërëb liggéeyukaay yi. donc bëgguma tudd tur parce que boo tuddee tur tam ñu xam ne xëy na nga wax am benn commissaire de police. boo xam ne ci couvre-feu bi. lañ jàpp oto Walfadjri yi yóbbu ci benn commissaire de police fii waa ji ñëw xam nga Charles dafa xaw a tàng. waaw Charles commissaire bi taxaw de Charles mu ne waaye yow jël suñuy pièces ba pare dem di taxawaal xaw ma affaire commissaire ne ko mais fekk alkaati bi jël pièce loolu wax quoi. commissaire ne ko mais taxawaalul de man maa ko yónni. moo Charles ñu commencé xaw a kii woon quoi. Charles ma ne non waa ji non excuse la quoi dafa tàng affaire mais daf ci reetaan ñu waxtaan affaire yooyu. après mu jox ñu pièces ñu dem suñu yoon. mais imaginez woon kooku li Charles wax noonu rek. waaw bu doon keneen kii woom orgueil am. voilà orgueil am mais da naan ko nit def ko ci kii bi. c'est vrai mais Moustapha bu ñu dellu si waatee tuuti ci le 10 novembre bi parce que bi mu passé gis nañu ñenn ñu génn di wax ne violence bi dafa ëpp te yii buñ ko seetaanee daanaka dinañ demaat ci li amoon mars wala sax ñu dem ci lu raw ci lu amoon mars ndax politique lañ jëm. te it bu ñu fàtte ni loolu kenn rek la concerné woon ci wàllu politique muy Ousmane Sonko. mais lii di ñëw nii ay politiciens la concerné moo xam kujje moo xam kii bi donc buñ ko seetaanee dina jëm feneen mais bu taxee le 10 novembre bi tax. ñuy wax ne dañoo war a randal li nga xam ne ni moom mooy élection yii di ñëw est-ce que tamit loolu solution la ci wala sax ñuy wax expliquer na dañu war a utaat consensus maanaam defaat dialogue politique boo xam ne nii dina mën a tax ba opposition bi ci boppam gis seen bopp ci yooyu la élection ñu mën a revoir seeni ay candidature yi nga xam ne dañ leen koo bañal est-ce que loolu aussi solution la est-ce que du gën a indi jiixi jaaxa comme ni ñu ko waxee ku ci mel ni Alioune Tine dégg nañ ko wax ko bu radoot ñeneen dialogue politique moom baax na ci contexte bu mënti doon mais randal élection du solution xam nga réew démocratie jàmmam da cee bokk ñuy respecter li ñuy tuddee le calendrier électoral c'est-à-dire élection bu ne ca waxtu wa ñu def ko nañ ko war a defee ña war a voté ka war a falu ñu jàll ci beneen étape loolu dafa bokk ci jàmmi démocratie dafa bokk ci luy sauver démocratie alors li nga wax Thioro tam am solo mooy wax nga ne lii benn nit la concerné woon muy Barthélémy Dias ñu jëm ci benn lieu mooy jugee tribunal jëm jugee Mermoz jëm tribunal donc yooyu yëpp alkaati yi liggéey bi jafewul ci ñoom mais période bi ñu jëm ci kanam tuuti ñu jëm ci benn période pré-électorale ñu ngi ci déjà campagne électorale di tijji dès que ñu dugg ci mois de janvier xamul tax may wax loolu c'est que bu ñu commencé fu nekk ci Sénégal nit ñi dañuy bouger politiciens yi fu nekk ci Sénégal dañuy bouger fu nekk ci Sénégal ña ngay nekk seen ay meeting seen ay caravane seen ay nangam ak nangam bu boobaa ci la liggéey bi gën a jafe ci alkaati yi parce que s'il y a incident nit ñi di réagir mënoo leen tee beneen bi mooy bu ñu jógee ci période 2022 bi ñu nekk janvier dañuy voté normalement vers juin juillet dañu war a voté waat pour fal ay député donc période boobu daanaka benn la boo xam ne période tension politique lay doon bu nara bu jafee gérer te bu jara gérer également bu ñu jógee ci juillet boobu lenn moo fi des bu ñu jógee ci juillet 2022 lenn moo fi des waa ji nekk palais létti ñu baa ñu firi c'est-à-dire que bu maa boobu il n'aura plus le choix dina wax ba xam dana dem 2024 wala du dem te bu dee du dem 2024 problème la booy doo xam ne du concerner Barthélémy Dias dong du concerner Ousmane Sonko dong du concerner Macky Sall dong du concerner keneen dong Sénégalais yëpp lay concerner te est-ce que les Sénégalais auront la même réaction que bi ñu amoon bi Wade ne maa waxoon waxet je n'en sais rien est-ce que dañuy toog noppi ñu dem élection je n'en sais rien tout mais en tout cas c'est une période boo xam ne gérer ko moom yaakaar naa ne foofu dama ci wax tuuti yow Thioro li nga ko interpellé Thioro man xam la laa gëm maanaam na carte yëpp leer gis nga bu carte yëpp leeree dinañ dem ci élection bu apaisé wala mbir loolu kese la de résultat bu leeree rek voilà gis nga bu lépp leeree askan wi di xool xam ne teg nañu lépp mu leer bu boobaa xool xam nga lan ko war a démarrer ci local yi bàyyi liste yi normal loolu laa lay wax dama ne nañ def xoolal loo xam ne lu la yoon may nañ la ko jox lu la yoon may buñ la ko jox ñu ñëw jouer le jeu normalement buñ ko defee on va faire des élections apaisées. Cheikh Diane li magistrat wu cour d'appel yi def li Fatou wax moo wax sama xel dem ci li ñu def bokk na ci li nga xam ne moom mooy apaiser c'est-à-dire que ñi ngi jëm ci élection ñëpp xam nañ difficulté yi nga xam ne ci lañ am nekkoon pour déposer liste yu baax et tout yenn préfet yeeg sous préfet yi mel na ñu takkal ay œillères mooy yooyu ñu takkal fas yi ne fii la ñuy xool kenn mën leen fa bañee xoolloo di indi liste ñu ne baaxul
indi liste ñu ne duñ ko jël indi liste ñu ne heure ba jotul cour d'appel yi ci bari ñëwaat ne li préfet yi def d'accorduñ ci jëlaat nañ liste yi am na Mbour am na Saint-Louis am na ci Dakar am na voilà xam nga pour apaiser la day bokk ci apaiser parce que tey su fekkoon ne dañ ne Yewwi Askan Wi nga xam ne tey mën nañoo jàpp ne mook Bennoo ñoom ñooy ñaari coalition yi jàkkaarloo ak Wallu Askan Wi ak Wallu Sénégal tey buñ ne woon Mbour du ngeen bokk Saint-Louis du ngeen bokk Thiès du ngeen bokk yenn commune ci Dakar du ngeen bokk Matam du ngeen bokk mais imaginez ñi dëkk foofu bëggoon a tànn seen maire tam nekk ci camp boobu mais ñooñu fan la ñuy voté ci mbedd mi la ñuy voté ci mbedd mi la ñuy voté et li cour d'appel def xëy na dina bokk ci li nga xam ne c'est que Moussa Ba balaa ngay tëj man am na leen loo xam ne dama bëgg rek man bëgg naa ci ay morom fii Sénégal Moussa Ba naka la ñuy voté naka la ñuy ci local yi naka la ñuy voté alors non parce que xam nga lu tax vite fait parce que waxtu bi non c'est que gis nga li may wax nii jar na sax man ma jox ko sax sama temps parce que non avec dafa jaxasoo non ce qu'on va faire ce qu'on va faire mooy xëy na dañuy bàyyi vendredi bii di ñëw inchallah ñu expert ci question électorale voilà très bien c'est important mais li ma xam moom mooy maire bi dañ koy voté suffrage universel direct maanaam Cheikh Tidiane bu nekkee tête de liste coalition Fatou Diouf Cheikh Tidiane mooy tête de liste bi. bu ma mës a nekk coalition. Cheikh Tidiane mooy tête de liste bi. donc man su ma jëlee voteel liste boobu su liste boobu gagné Cheikh Tidiane mooy nekk maire. donc noonu la ñuy def mairie conseil départemental également dañuy vote donc dañuy voté mairie voté conseil départemental cela veut dire quoi que ni man mën naa ñëw fii ci fan lañ nekk. Dieuppeul Derklé ma voteel Cheikh Tidiane Gomis pour mu nekk le maire mais sur la liste pour conseil est-ce que Dakar dinañ voté département sax je ne sais pas mais en tout cas disons un autre exemple bu ñu demoon Thiès ma ne commune Thiès Ouest coalition Fatou Diouf laay votel Cheikh Tidiane mooy tëdd liste parce que Cheikh Tidiane laa bëgg mu nekk maire commune bi ma votel ko mais au niveau du département mën naa votel Thioro parce que moom moo ma doy pour mu nekk président conseil départemental. c'est vrai donc léegi voilà léegi yow boo ñëwee sa localité. foofu ngay voté. man maa ngi Tëngéej. waaw kon nag foofu laay voté. waaw léegi foofu naa. mën nga voté pour sa commune. waaw voté pour département. voilà bi ñuy def normal. loolu moom ba bii ci guddi rek maa ngi koy lire. maintenant mais bon l'aspect technique je maîtrise pas trop ça. il faut d'accord dañuy bàyyi ba normalement yow askan bi moo ci war a figurer ci papier bi. comme ça liste bi comme ça Cheikh Tidiane war a voté ku mu war a voté. bu dee yow askan bi la bu dee dafa am comme ci choisir tur boobu kooku moo ci nekk fa toom ou bien yow askan bi. non li ma gis spécimen yi ma gis ñu jot ko génne. par exemple liste bi nii bu ñu defee liste bi nii day am couleur ak logo wu Fatou Diouf Faye. lii couleur la ak. d'accord xam ne liste. mbokk internet yi dal leen nag jàmm Moustapha Diop Walfadjri tey nag ci émission Petit Déj ginnaaw ba mu doon animé rubrique am bi mu duppee actualité comme ni mu koy defee aljuma bu jot si la daal di nag ñëwaat ci actualité de la semaine bile la ci gën a fës si boobu la actualité xam ngeen ko muy coowal Barthélémy Diaz bi waroon dem nag wuyu ji niki keroog nag fa li nga xamante ni moom mooy ci tribunal troisième chambre cour d'appel bu Ndakaaru gi mu waroon dem wuyu ji coowal Ndiaga Diouf bi nga xamante ni daanaka ab procès en renvoi la woon depuis le 7 juillet bi nga xamante ni moom la ñu daal di nag génn moom mi di Moustapha Diop daanaka dal ci kaw force de l'ordre yi te nag lépp daw ci dara ndax nag daal dinay nag ŋàññ bu baax a baax seen doxalin li mu jàpp mooy ni rek yooyu les forces de l'ordre nag daanaka li ñuy nekkee di def du dëgg du yoon wax nañu daal dina xoolaat seen doxalin te nag lépp du kenn ku dul exécutif bi ñoom ñoo nekk nag di leen commanditeel ay mbir yoo xamante ni nag daanaka bu nu ko bàyyiwul dina daal di nag yàq bu baax a baax réew mi ndax nee na comment est-ce que la ñu mën a daal di seetaanee nag gis nañu vidéo yi gis itam ñi nga xamante ni ñoom ñoo daal di nag nekk ci télé yi ni ñu ko daal di nag filmer enregistré ko lépp nag di wane ne force de l'ordre yi daanaka dawuñu woon dara te ils étaient prêts à tout moom Moustapha Diop tiré bu baax ci nag état bu Sénégal ak commandement
militaire ni ñu daal di nag def ndax nee na nag li njëkkuta normal moom mooy nag ca njëlbeen képp ñu daal di nag wàcce 10 novembre képp ñu ne nag Barthélémy Dias dafa war a wuy ji kese ñu wàcce contingent yëpp ñu daal di nag nekk ci gox-goxaat yi nekk itam ci koñe nag daanaka di daal di nag amal li nga xamante ni nag moom mooy nag rang ñoom ñëpp def seeni cortège mais ni dañu leen ne nag tey dafa war a am guerre bu am Sénégal nee na loolee moo njëkk daal di nag suspect te sax ñi nga xam ñoo fare ci coalition Yewwi Askan Wi ak Barthélémy Dias ak ñooñam bu fekkut woon ne sax ñoom ñi du suñu woon li sax xëy na mënoon nañu dox tranquillement daal di dem waaye ñu daal di leen di def comme ay criminel loolee nag nee na bokk na ci li ko métti beneen bi ko métti itam ba mu wax ko mooy li nga xamante ni mooy force de l'ordre li ñu daal di nag jël itam seen grenade yi di ko sànni nag ñi nga xam ñoom la ñu mën a duppee jamono ji les ténors de l'opposition muy ki nga xamante ni moom mooy Malick Gakou Ousmane Sonko Khalifa Sall ak Barthélémy Dias Déthié Fall ñoom ñi ñëpp daanaka taxaw ñu daal di nekk di dox tranquillement di dem te nag li ko si gën a métti moom mooy ñoom ñooñee nag di force de l'ordre yooyu ne nag gisuñu woon benn nag danger boo xam ne mi ngi leen doon guette ndax ñoom ñi nekkoon ci opposition bi Barthélémy Dias et compagnie amul nag benn arme boo xamante ni yoroon nañu ko lu dul dañoo doxoon tranquillement daal di nag di dem ngir dem wuy ji seeni nag convocation rawatina moom Barthélémy Dias mi ñu daal di nag convoqué woon waaye ñu daal di nag def ci tout un tas de problème tout un tas de mobilisation boo xam ne dañ ko ci daal di nag def moom mii di Moustapha Diop nag jàpp ne loolee war nañu ko xoolaat bu baax a baax a baax si nag état bi ni ñu daal di nag doxalee ndax nag gis nañu fi Abdoulaye Wade nag defoon nañu ko fi mu wàccoon di marché daanaka bi mu wàccee tuuti rek ci nag magistère am ñu daal di nag jël ay grenade lacrymogène fa tolloog RTS daal di ko koy jóor ci nag mag moo xamante ni daanaka ab ancien président de la République la loolee nag lu ñu war a saytuwaat la moom Moustapha Diop daal di ne nag ni force de l'ordre yi nekkee te nag di ab commandement militaire goo xam ne ci kaw la jóge muy exécutif bi wax nañu ko daal dina xoolaa bala moo jur jéye te nag keroog li ñu gis mu daal di fii am nag daanaka ñëpp dañu jaaxle ndax sax takk der yoo xamante ni dëkk bi dañ leen di daal di réclamer li nga xam ne moom mooy wàllum sécurité doo leen fi gis nag nu ñuy teree ni waaye il suffit ñu ne opposant bi dafa war a dem wuy ji wala lii tey dina am rek ñu daal di wàcc ci dëkk bi mel ni te nag lépp dañuy daal di am intention di jël ay grenade lacrymogène di ko jur askan bi rawatina nag ay ñoo xamante ni amul benn danger boo xam ne dañ koy daal di nag présenté. ak ñi naan pepe kale reefaan pep dama koy dagg foofu ak DKR 221 ku bëgg am lu leer ak yu bees tàkk aboneel ci DKR 221 ma fekk la faak 221 dooleel la ko ci dama ne sama gaay yaa xam koor gi tabaski bi actualité ak yi xew ci jamono ñu koy nëbb maa koy génne teg ko ci table DKR 221 di ko tas benn par benn naan 1 boo ko boolee mu jox la 221 pare leen man waaju baax maa ngi foofu yéen célibataire tey ngeen dee marié yi am ngeen lu ma leen xamal xam ngeen li ma leen wax DKR 221 abonné. ak ñi naan pepe kale reefaan pep dama koy dagg foofu ak DKR 221 ku bëgg am lu leer ak yu bees tàkk aboneel ci DKR 221 ma fekk la faak 221 dooleel la ko ci dama ne sama gaay yaa xam koor gi tabaski bi actualité ak yi xew ci jamono ñu koy nëbb maa koy génne teg ko ci table DKR 221 di ko tas benn par benn naan 1 boo ko boolee mu jox la 221 pare leen man waaju baax maa ngi foofu yéen célibataire tey ngeen dee marié yi am ngeen lu ma leen xamal xam ngeen li ma leen wax DKR 221 abonné.